بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين
mawlana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihin amma ba'du. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salatu wassalaam ñi ngi ñëw ci suñu dars tafsirul Qur'an ñi ngi woon ci suratul Ma'arij bi nga xam ne moom la boroom subhaanahu wa ta'ala di waxe wala a'udhu billahi minash shaytanir rajim walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum sadaqallahu al-azim. Boroom subhaanahu wa ta'ala di wax ci gaa yu baax yi mooy wallazina di gaa yi nga xam ne hum ñoo fii amwaalihim nekk na ci seen alal yi haqqun cër boo xam ne ma'lumun bu ñu xam la lis-sa'ili ñeer aji laaj ci wal mahrum ak kañu xañ. aaya bi ci suñ jotaay yi weesu ñi ngi woon ci ba tey ba doon gis njàngat yi ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañu ci njàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ki nga xamante ne moom mooy ki maanaam ki jàmmarlo ak alal ak yenn léeg-léeg xëy na yuy xew yu am ci jëmmum ci ay jikkoom ci ay xolam ngir jëmmi alal moo xam alal gu mu téye la wala góor wala bokk alal gu muy sàkku la wala bu muy xemmem la yii yëpp day tax maanaam day indi ay yenn jikko yu ñaaw léeg-léeg yuy nekk ci nit ki fekk ne yoo alal du alal gi ci jëmmi boppam muy musiba gi waaye ay feebar la ay doomi jàngoro la yoo xam te ne dañoo nekkoon ci xolam waaye nag alal gi dafa ñëw génne ko feeñal ko leeral ko mu nekk kon ay occasion yoo xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koy tegal doomu aadama yi ngir war leen dëgg-dëgg maanaam ñoom ñooy ñan ak tamit ana dëgg-dëgg ñoom fan lañu toll. li nga xamante ne moom mooy bu ñu xoolee lii borom bi subhaanahu wa ta'ala ginnaaw ba jàngoro yi da koy mën na feeñal ci sañ-sañam ak man-manam ak kattanam ak nam-namam am na ay saafara yoo xamante ne ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañu globalité bi nga xam ne moom mooy li ci gën a lëmu muy muñ xam-xam bi ñu incarné dëgg ak li nga xamante ne moom mooy julli donte loolu moom mooy yi gën a matale yi nga xamante ne loolu moom ci lépp lay ne mais terewul mu am yeneeni saafara yoo xamante ne day am ci leneen lu bokkut ak maanaam ay day mën a am ci mbir mi ci jikko yooyu selon maanaam nit ki fi bosam gën a garaawe mu am tamit boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koo jëfandi daf ko wàcce muy fay bépp jikko jooju noonu maanaam de manière globale boobu nag li tax taxawuñ ci mooy dinañ ci ñëw ci kanam incha allah moom mooy azaka nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koo def ngir mu fay lépp loo xamante ne jikko yu ñaaw yooyu la ci société bi de manière générale mais mu bañ a nekk rek ci kenn yi maanaam ci benn ci nit ñi liñ doon wax nag ci suñ jotaay bi weesu maanaam mooy li concerné benn ci nit ñi li nga xamante ne tamit moom mooy gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu ci fàggi wunu alal yi yëpp ana ban maanaam moom moo ci gën ak borom xoxo yu wuute yi nga xamante ne moom la ñu wuute gisoon nañ ni bu ñu xoolee wuute yi ëpp ci wuute yi day wër-wërloo ci diggante xeex ci yoonu yàlla ak li nga xam ne moom mooy njaay ak jënd ak am mbay maanaam wala boog li nga xam ne moom mooy rek lépp loo xamante ne sinaa la mooy maanaam ak xam-xam la bu nit ki di yor di ko mën di jëfandikoo ba pare muy am lu muy produire lu muy indi bu ñu xoolee dëgg-dëgg nag sociétés yi nga xamante ne ñoom ñoo avancé yépp dañuy seetlu ne yii nii dañ ciy avancé li nga xamante ne nag moom moo aju ci wàllu ijaara gi maanaam moom mooy salariat boo ko xoolee dëgg-dëgg loolu du ne baaxul mais gënul maanaam baax na ci ñi nga xamante ne ñoom xëy na foofu lañ toll te loolu lan man ak tamit
tamit ne bu amutoon kon ñeneen ñi nga xam ne ñoo yor seeni entreprise yu rëy wala yu mag kon duñu mën a taxawu dëgg-dëgg li ñu war a def duñu mën a def dëgg-dëgg li ñu war a def baax na tamit pour ñi nga xamante ne xëy na amuñu ay qualification yoo xamante ne dañ naan kii kat lii la man te mën na ci defar ab entreprise boo xamante ne dana taxaw ndax jikko yi nga xamante ne moom mooy tax nit ki mën a defar dara mu taxaw ba pare dem jëm ci kanam loolu tamit ay jikko la yu nit di amee maanaam du ñëpp ko am kon ci buntu boobu nekk maanaam ijaara bi muy salariat loolu lu baax la ngir ne su amutoon ëpp ci nit ñi duñu am luñ jàpp mais nekkul li nga xamante ne dëgg-dëgg bu ñu xoolee moom mooy li nga xam ne charia maanaam moom lay xirtal nit ñi ci njàlbeen bu ñu xoolee moo tax bi ñuy lim maanaam liggéey yi nga xam ne ñoo gën ci liggéey yi da ngay gis ne boobu teguñu ko yooyu ñoo boobu teguñu ko ci kaw beneen bi ci des tamit moom mooy le fait que mu tout dépend ci yenn sociétés yi ni muy demee léeg-léeg day dem ba jege ak xeetum njaam bu ndaw maanaam day dem ba jege xeetum njaam maanaam ngir ne moo tax ngay gis sax tout le temps syndicats yi di kaas di jàmbat lu baree bari parce que suñ ko deful rek gars yi dañ lay soppi jàmm moo tax réew yi nga xamante ne amuñu ay syndicats amuñu yooyu noonu da ngay gis ne liggéeykat yi seen xàq yi du bari seen droit yi du bari ala kulli xaalis loolu li ñu taxoon a jóg rek moom mooy wax ne ñoom bu ñuy wax yii ñoom ñooy ci cosaan maanaam cosaan kon yii ñoom la ñuy faral di wax ne ñoom ñooy liggéey yi gën te loolu ci suñu jotaay bi weesu waxoon nañ wuute yi ci borom ko koy wuute rahmatullah alayhi benn bu ci nekk nag amee ay ngëneel yu rëy li ci ëpp daal buñ ko xoolee moom mooy njariñ gi nga xam ne moom lay indil nit ñi maanaam njariñ gi nit ki di indil boppam ak yi muy indil nit ñi xëy na du jar ñuy taxaw benn bu ci nekk ñuy wax lu tax mu am ngëneel bu rëy par rapport ak ñeneen ñi xëy na loolu du jar ñu ci taxaw ngir ne amaan na mënoon maanaam leeral nañ ko ci yeneen i jotaay yoo xamante ne ci rawatina ci durus yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci Sahih imam al-Bukhari rahimahullah daal siñ ci def rawatina bi ñuy wax ci kitabul buyu' ci njàlbéen bi maanaam leeraloon nañ gëneel gi masalan gi nekk ci njaay ak jënd maanaam ak borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li tax ñu fonk ko ak teg ko fi nga xamante ne moom lañ ko teg wuute gi nga xam ne moom la borom xam-xam yi wuute ci liggéey yi tamit ban moo ci gën tamit indi woon nañ ko foofu ci anam gi nga xamante ne amaan na foofu lu gënoon a yaatoo ko fii ala kulli xaaleen liñ ci jublu rek moom mooy leeral mbir yi ci anam goo xamante ne nit ñi dinañ xam à peu près maanaam li nga xamante ne moom mooy waa en tout cas dinañu xam li nga xamante ne moom mooy atte mbir yi ak borom xam yi rahmatullah nan lañ ko gisee léegi ci biir loolu nag mu am d'ailleurs fàggu maanaam di am moo gën comme li Yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam bi mu naan kenn ci yéen jël dem ci àll bi daal di jël ay matt yoo xamante ne moom lay jël mu teg ko ci ndondom maanaam jël bu mu takk ko teg ko ci ndondom dem jaayi ji ko ba am ci lu mu dundee loolu moo gën que muy ñaan nit ñi di leen laaj moo xam jox nañ ko moo xam joxuñu ko naka noonu bi muy wax naan li gën ci li ñuy liggéey mooy li nit ki di liggéey ak loxoom ndax yent yàlla Daawud alayhi salaam moom da daan lekk ci li nga xamante ne moom la loxoom doon liggéey et cetera comme ni ko borom subhaanahu wa ta'aala waxee ne dañ koo xamal li nga xam ne moom mooy ni ñuy defaree maanaam weñ maanaam dañ koo yombalal weñ mais dañ koo jàngal tamit li nga xamante ne moom la ñuy defaree yëre yi ci weñ mbubbu koŋ yi et cetera maanaam san'ata labuusin wa 'allamnaahu san'ata labuusin maanaam kon loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne mooy artisanerie boobu maanaam di loolu maanaam nekk tëgg nga xamante ne baat bi loolu lay tekki tëgg te léegi nag tëgg masalan dafa évoluer maanaam ñii dañ ko yamale ci li nga xam ne moom mooy lu rudimentaire bi nga xam ne mooy yu njëkkee ñu jiitu ne nañ daan doxale ba léegi am na ñoo xamante ne boo demee noonu la ñuy defee loolu day wane seen dellu ginnaaw am ñoo xamante ne dañoo évoluer maanaam dañoo dem ba nga xamante ne dañuy yéeg ci niveau menuiserie mécanique métallique plutôt menuiserie métallique am ñoo xam ne yéeg nañ sax ci yeneen i maqaama ñoom
di defar ay oto di defar ay maanaam yëpp voilà sidérurgie bi et cetera ñu gën a yëkkati affaire yi voilà industrialiser ko et cetera maanaam loolu moom mooy li nga xam ne ci loolu la ñu l'islam bi xëcc ci jëm maanaam loolu la ñuy invité maanaam ñu bañ a yem rek ci li nga xam ne moom la yam comme niñ ko gisee woon ci hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon wax naan boo leen doon doyloo maanaam boo leen day jaayee ci riba ay na forme la ci forme riba yi mu ne boo leen koy jaay ngeen doy ngeen di topp rek ginnaaw geenu nag yi maanaam ci mbay di doyloo rek mbay ba pare bàyyi xeex borom subhaanahu wa ta'aala dina xirtal ci seen kaw seen noon yi te dina leen teg toroxtaange googu duñ ko yëkkati lu dul ngeen dellu ci seen diine ji maanaam loolu day wane ni nga xamante ne dëgg-dëgg noonu la ñu war a dëppoo ak jamono ci mboolem mbir yi nga xamante ne moom la ñu def et que état d'esprit boobu il faut que mu animer jullit ñi il faut que maanaam mu nekk li nga xamante ne day nekk ci seen xel ak seen xalaat maanaam ñu bañ a rek nekk ñoo xamante ne na ko maam ya daan defee ñun nii lañ ko daan defee na ko maam ya daan defee wala ñun lii lañ xam nga ñun ci rek yem ci ba noppi mu nekk tamit loo xamante ne te lépp day wër-wërloo ci xam-xam boobu gisee te xam-xam mooy loo xamante ne tamit waroo koo maanaam jël rek denc ko pour sa bopp yow kese comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee boo gisee lu bëri ci xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy tax nit ñi seen maanaam mbir mi njariñ mën a yëkkatiku nit maanaam mën a kawe nit ñi mën a jariñoo moo xam ci wàllu paj la moo xam ci wàllu utum alal la moo xam économie bi et cetera yëpp maanaam mën a jóg jëm kaw boo leen gisee ci yenn réew yi mu dellu ginnaaw comme masalan suñu réew yi réew wolof yi li tax masalan mu dellu ginnaaw mooy ne dafa bari da bokk na ci du loolu kese mais bokk na ci le fait que nit ki li mu xam daf koy bëgg a dencal boppam kese maanaam xattaa ba sax maa ngi fàttaliku jamono yi kaset yi di am bande yi loolu xam naa ko ne duñ ko xam yooyu noonu bi mu daan am da ngay gis sax ñoo xamante ne wala yenn CD yi xam naa loolu tamit ñu mujjee juddu duñ ko xam CD yi da ngay gis koo xamante ne da ciy yor ay waxtaanu diine wala maanaam ba xattaa ci diine sax da ngay gis état d'esprit boobu da leen di alimenter wala boog mu yor benn livre boo xam ne da xëy na nit ñu bari duñ ko gis wala yu mel noonu nga gis muy puukare woone moom rek ko yor mais du nangu ko aal ko keneen wala boog du nangu keneen gis ko ba jariñoo ci naka noonu nag noonu la mbir yëpp demee da ngay gis ñu mën a mocc wala mën yenn xam-xam yi nga xamante ne day mën a faj nangam wala maanaam loo xam ne lu ñu xam la maam ba ko fi maanaam doom jël ko ba pare moom it day dee noonu parce que jàngalu ko kenn xattaa ba léeg-léeg doomam yi sax daf leen koy iñaanee jàngal wala du leen intéressé mu nekk loo xamante ne du tegu ci loo xam ne lu leer la yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne bu ñu xoolee borom xam-xam yi dañuy tënk instant bi nii maanaam nekkuñu di yaatal bëgguñu yaatal trop ci domaine bii nii mais yii yëpp ñuy wax nii ay mbir la yoo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah dañ ciy xirtal am nañ ci ay texte am nañ ci ay dalil am nañ ci yeneen mais dañ koy tënk rek maanaam ngir mu bañ a bëri et que da ngay gis yooyu noonu moom mooy waral ba nit ñi xam-xam bi nga xamante ne moom moo waroon a am moom nit ñi duñ ko am donc développement bi nga xam ne moom la ñu war a am moo xam ci côté santé bi la ci côté économie bi la ci côté politique bi ci côté yeneen ak yeneen duñ ko am xattaa ba léeg-léeg sax da ngay gis ba suñu loolu ni mu amee jeexital ci suñu dundee dafa dem ba nga xamante ne tey ak wolof ba nekk wolof tey dama wax wolof mais tukulóor ci la bokk joolaa séeréer et cetera ñoom ñëpp tey boo ko jëloon au hasard nii ci mbedd mi nga jël benn gone wolof am nga 99,99% ci chance ci nga laaj ko à partir de maanaam les années 1700 lan mooy histoire ñoom seen xeet du ko xam 1700 waxuma la nga 1800 sax parfois du ko xam am nga chance su loo xamante ne yow loo ko mën ci wax tey fi mu toll yi gën a rudiment yi gën a ndaw yi gën a tuuti yi ci xeetam ci li aju rek moom askanam maanaam waxuma la ñeneen ñi de mais li aju rek moom ci askanam du ko xam niiwaan na ci sax ñoo xamante ne boo leen laajoon seen ñeenteelu maam xam nañ ko wala juróomeelu maam maanaam loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne boo ko gisee mooy dañoo am désintérêt parce que parce que transmission bi maanaam ni ñu waroon a jottalee xam-xam bi moo des naka noonu tamit métier yi xam-xam bi et cetera gars yi maanaam masalan tey boo jëlee réewu tubaab yi wala yeneen xëy rek maanaam nit ki ay inventé ordinateur loolu amul c'est parce que ci yu ndaw la ñuy tàmbalee ku nekk di jàngal génération bi ci des xam-xam bi ba pare ñu koy tasaare ba pare mu nekk loo xam ne dañ koy tasaare ñëpp mën cee jot ku ci bëgg a jot mën cee jot
loolu nag moom mooy tax mbir mi ñenn ñi di gën di def ay gëstu di découvrir di gis ay mbir yoo xamante ne ñeneen ñi xamuñu ko woon xëy na mbir mi gën di yëkkati ko mais boo jàppee mbir mi maanaam secret la comme ni nga xam ne noonu la ko borom xam di waxe ñoom imam Ahmad Maalik rahmatullahi alayhi déedéet mooy tudd ko loo xamante ne dañ naan la ay bóot la maanaam moo tax ñu naan la gharib maanaam lu tumranke parce que xam-xam balaa moo nekk dëgg-dëgg xam-xam day siiw loolu mooy comme ñoom li ñuy wax moo tax na ngeen moytandiku xabaar yi nga xam ne wala information wala xam-xam yi nga xam ne dañ naan leen daa tumranke na ngeen ko moytandiku maanaam yooyu yëpp boo gisee ñooñu ñu ko doon wax ak ku mel ne imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ak ñeneen rahmatullahi al jami' maanaam loolu moom moo tax maanaam li tax nag ban rapport la am ak alal gi moom mooy développement mentalité dafa am lien bu baax a baax ak développement alal maanaam tey bu ñu xoolee ki nga xamante ne mentalité am développé wul maanaam nekkul koo xamante ne gis-gisam dafa sori xelam day nàcc et cetera maanaam mentalité da ngay gis soit du mën a am alal wala su ko amee tamit du taxaw maanaam day maanaam day nekk ci yenn limites yi xataa ba diine ji sax buñ bëggee mu avancer nit ñi il faut que seen mentalité évolue il faut que voilà xam-xam bi évolue da ngay gis ñoo xamante ne masalan tellement que seen gis-gis dafa dellu ginnaaw da ngay gis masalan du ñu nangu di jëfandikoo maanaam am na ñoo xam ne léegi ba léegi nii dañuy taxaw naan la way xale yi ngay jàngal da nga war a wut alluwa ndax nangam moo ëpp barke et cetera maanaam xoolal ma xalaat bu boobu noonu léeg-léeg nga gis ci ñoo xamante ne maanaam xataa dañ lay wax sax na la del taal ay matt ànd ak maanaam te yow nan nga mën a nekkee dëgg lion maanaam di xalaatee noonu maanaam parce que tout simplement wala naka nga mën a nekkee maanaam dëkk bu naat quoi ba pare di xalaatee di am xalaatin woowu voilà da ngay gis loolu moom moo tax li tax xam-xam bi tamit di réer mooy nit ñi duñ ko yaxal maanaam bind ko téye ko teg ko fenn ba pare mbind moomu ñëpp mën cee jot enregistré ko par exemple ne serait-ce que loolu li lay wan mentalité bi maanaam diggante ku am ak ku amul ni mentalité yi di wuutee léeg-léeg li koy wane bokk na ci rek lu simple nii mooy tey bari na ñoo xamante ne mën nañu am na maanaam mën nañ jàngale téere yu bari mën nañ def daal suñu bari et cetera maanaam nit ñu bari jariñoo ci mais duñ ko def parce que tout simplement seen xalaat mooy lan mooy ne way da ngaa war a ñëw toog ubbi sa téere masala et cetera nga kii ak foo mën a ne yow nga nekk Amérique yow nga nekk benn village ci biir Sénégal mais lan moo tax nga war a imposer waajooju ne ko da ngaa war a jóge jël avion ñëw bàyyi sa yitte yëpp nga ñëw toog di lire ma lay sax mais lan moo war a tax maanaam xalaatin boobu loolu yëpp sous-développement moo koy indi maanaam waxuma la sous-développement économique mais mentalité te sous-développement mentalité boobu moom mooy jur tamit sous-développement économique bi maanaam ñàkk yar gi éducation bi foofu la nekk problème yëpp foofu la nekk boo gisee borom xam-xam yu njëkk yi niñ daan jëlee ay mais mokkal lu bari jël téere yi ba pare nga gis leen ñu aay ci domaine yëpp maanaam du ñu spécialisé wu rek ci benn affaire kese déedéet dañuy aay fiqh usul aqida tasawuf hadith lugha xam-xam yi wër-wërloo ci lugha balaaxa et cetera ba pare nga gis leen ñu bind ay téere ci médecine ñu bind ci ay téere ci wàllu gastronomie maanaam ñoom imam as-Suyuti xool leen ñoom imam an-Nawawi al-Hafiz imam Ibn al-Jawzi ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim nga xam ne tey bu ñuy wax ci domaine économique bi da ngay foog ni ñii ay économiste la wala loolu rek lañ xam suñuy wax ci domaine médecine da ngay foog ni ñii loolu rek lañ xam ñu bind ci ay téere imam al-Ghazali xool ko imam al-Ghazali bu ñu waxee philosophie foog nañ ni ñoom rek ko moom boo xoolee ñi nga xamante ne d'ailleurs Descartes sax day wax ne moom ci boppam xalaatinu imam al-Ghazali maanaam moom mooy ki ko influencé nga xool ki nga xamante ne boo ko xoolee ci domaine tasawuf nit ñi xamul lu dul tasawuf dañu foog ne ñoom moom seen imam la ñoom ñi nga xam ne ñuy yëngatu ci usul noonu boo demee ci maanaam domaine boo dem nga gis nga fekk ko mu nekk dënk ngi nekk ponkal ñuy référé woo ci moom ak imam Ibn Rushd xool ko médecin bu mag la ak imam Ibn Rushd de borom Bidaayatul Mujtahid ak baayam Ibn Rushd bi siiw ci mooy borom Muqaddimaat kii al Irshad at-Tahsir wal Irshad borom téere boobu ci sharh kii Mudawwana mooy maamu beneen Ibn Rushd bi nga xam ne moom la tubaab bi naan Averroès nga xam ne imam la ci ñoom ñaar ñëpp d'ailleurs ay imam lañ
ci philosophie ay imam lañ ci médecine ay médecins yu mag lañ ba pare ay qaadi lañ ay juge lañ et cetera maanaam loolu yëpp maanaam boo jëlee ñooñu ak yeneen ak maanaam mooy loolu développement te loolu moom mooy l'âge d'or maanaam li ñu naan noonu lañ ko mën tuddee maanaam jamonoy wurus maanaam nga xamante ne xam-xamu l'islam bi mais dafa tasaaroo woon ci adduna bi parce que développement mental te nga gis seen architecture yi ci période yooyu ba léegi boo demee ci réew yu njëkk yi réew ya da ngay gis seen architecture yi ni mu taxawee ba léegi maanaam seen tabax yi nga gis système social bi nga xamante ne moom lañ amee woon ba nga xamante ne jamonoy ku mel ne jamonoy Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu maanaam système social bi nga xam ne moom la tegoon ci anam goo xamante ne jullit ñi doonuñu woon soxlaal daanaka kenn ci alal parce que am nañ ay luy mel ay allocation familiale ay allocation mais yu leer yoo xamante ne dañuy ñëw voilà selon yow yaay kan selon et cetera ñu am ay critères yu ñu teg yoo xamante ne dañuy jël ay allocation ay part ci alal gi nga xam ne moom moo nekk ci baytul mal muy trésor public ñu jël am ñu ci jox alloué ko selon nit ñi seen ñoom ñooy ñan ak lan la ñu def ak lan la ñu représenté ak tamit lan lañ ak seen aajo fan la toll jamono yi Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu nga xamante ne mbir mi yeggoon na ci niveau boo xamante ne réewu jullit yépp ci adduna bi amul benn réew boo fa mënoon a dem nga jël sa sarax nga jox ko nit mu nangu ko parce que kenn soxlaatu woon et cetera te ñaari at la def ci nguur gi ñaari at matu ko sax maanaam et cetera loolu moom moo lay wax maanaam loolu lañ lay wax ne la développement wu xam-xam ak développement wu mentalité ak développement économique ñooy ànd c'est-à-dire que mbir yi dafa am solo parce que su fekkente ne teguñu ko ba mbir yi leer nit ñi duñu gis lan moom moo war a tax ba ñun jullit ñi tey ñu dellu ginnaaw Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon na ko wax na dëgg nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam wa idha talabna al-izzata min ghayri al-islam adallana ñun ay nit lañ ñoo xamante ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala l'islam lañu terale waat naa ne suñu demee di wuuti ji teranga ci feneen fu dul l'islam dañuy toroxal est-ce que du loolu moom mooy li ñu gis est-ce que du loolu mooy li xew kon yooyu ay mbir la yoo xamante ne yu mat a bàyyi xel la maanaam te loolu dala koy wan maanaam tey ki nga xamante ne ne serait-ce que affaire yu ndaw tey problème am na ñu ne léegi kenn mënatul génn et cetera gars yi jël zoom voilà di enseignement en ligne et cetera tout ça yow bu doon yow da nga naan man ca daara ja laay nekk toog kii rek et cetera mais léegi lan mooy xew tey boo xoolee YouTube bi wala Facebook bi surtout YouTube bi wala même Facebook bi ak yeneen ci des Twitter Instagram et cetera man sax gars yi bàyyi nañ ma parce que Instagram man ba léegi dugguma ci noonu mais maanaam yooyu tey boo xoolee caaxaan yi ni mu fa bëri xam nga lu ko waral parce que ñu nekk ci dëgg te nekk ci diine ji ñoom nanguwuñ ko investir mais mbir mi nag ëtt la rek Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamante ne moom la doon woote mais dafa dem ci mawaasim yi foire yi fu mu dégg ne foire am na nga xam ne nit ñu bëri dañ fay daje ci la daan dem di woote waaw noonu la daan def ba nga gis waa Madina ci lañ ko gisee ba tey moo tax l'islam yegg si fii mu nekk et cetera maanaam affaire bi foog mu ànd ak benn mentalité développement daa ànd ak mentalité sous-développement tam daa ànd ak mentalité boo xoolee réew yu sous-développé yi ku weddi nag demal ci réew wolof yi nga xool ko maanaam mentalité yi ak xeetu incivisme maanaam ñëw ci mbedd mi lu la neex def am jikko yu yaradiku yàlla nañu yàlla sàmm et cetera ak yooyu doxalin wu ñaaw xalaatin wu ñaaw yéenante lu bon et cetera mais loolu mentalité wu sous-développement ñàkk maanaam gis nga lu ñàkk alal gi nii moom moo garaaw de déedéet mentalité wu ñàkk moo garaaw yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne en fait problème yi souvent foofu lay jóge
problème yu bari foofu la jóge voilà problème yu bari foofu la jóge kon alal am na solo dafa am solo mais li koy conditionné tamit mooy mentalité bi nga xam ne moom lay àndal léegi ñu ñëw ci dañoo tënk lu bari ci loolu ndax bëgguñu woon xëy na yi gën a yàgg ci yenn mbir yi mais bokk na ci li ñuy kon jàngatee ci suñu aaya bi mooy li ñu jot a wax ni ndax borom subhaanahu wa ta'aala bi mu tuddee julli dafa ne ñiiri ci seen alal yi maanaam mu tudd alal bokk na ci li ñuy jàngatee ci suñu aaya bi moom mooy borom subhaanahu wa ta'aala ñi nga xamante ne ñooy gaa yu baax yi dañoo jox yitte borom subhaanahu wa ta'aala ci seen alal gi ba alal gi nekkul ci seen xol ba nga xamante ne dinañu tere benn àq di ci génn boo xam ne bu aju ci borom bi la subhaanahu wa ta'aala wala bu aju ci mbindeef yi te loolu lañ ko ci jàngate mooy fii amwaalihim haqqun ma'luum maanaam mooy nekk na ci seen alal yi maanaam àq bu ñu xam maanaam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko dëxal xam nañu ne dëgg-dëgg alal gi du ñoom ñoo ko moom ki ko moom dëgg-dëgg mooy seen borom subhaanahu wa ta'aala ba nga xam te ne xërt gi nga xam ne moom lañ ciy xër ci nekk ci lu baax ci dem ci lu baax ci jublu ci lu baax comme li borom subhaanahu wa ta'aala wax fa man ya'mal mithqaala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yarah képp koo xam ne yow def nga lu tolloo pepp ci lu baax da nga ko gis waaye képp ku def lu toll ni pepp ci lu bon da nga ko gis mu daal di ci teg wal aadiyaati dabha fal muuriyaati qadha fal mughiraati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jabha ba pare daal di innal insaana li rabbihi lakanuud wa innahu ala dhalika la shahiid wa innahu li hubbil khayri la shadiid waaw ba mu ci paree loolu la ci teg mooy dafa tudd fas yi nga xamante ne dañuy rëpptal mooy aadiyaat yi dañoo ñeme nga xam ne buñ leen waree di ngir xeexi waaw mooy kon ndekete diggante lu baax ak lu bon daa iman xeex googu day nekk fii mais diggante lu baax ak lu bon ku ci bëgg fokk maanaam ku bëgg nootal lu baax fokk nga nangu maanaam nga gis comme fas yooyu ni ñu mel rëpptal googu buñ leen bu seen borom waree ñu jëm ci kanam voilà nga xamante ne fal muuriyaat qadahan dañuy yëkkati pënd mi maanaam di kocceel suuf si dëbb waaw fal mughiraat subha ñuy xëy suba gis nga di dem di xeexi ci di eco fa asarna bihi naqa nga gis nag seen pënd boobu sax day dem bay dugg ci nga gis ci bakkan yi mais nga gis pënd mi su jógee ñoom ci seen bopp duñ ci ñàkk am luñ ci jële pënd mi su wuuree fokk maanaam mu dugg ci bakkan bi et cetera ñu koy noyyi ak yu mel noonu mais loolu mooy le prix à payer mooy njëg gi war a fay nañ dem fa wasatna bihi jamaa ñu dem ba ci digg mbooloo mi ñu nangoo taxaw ci digg mbooloo mi mooy gis nga loolu mentalité la gis nga li ñuy wax nii non mentalité bu garaaw la c'est-à-dire que tey boo bëggee dara yow ba maanaam et puis bu jafe-jafe avec c'est-à-dire da ngay dem ci mbooloo mi ci digg bi tey boo xoolee léeg-léeg fitna su amee wala problème am ki nangoo jël mbir mi song ko xeex maanaam nangu nekk ci digg maanaam buñu naan càllameer nga cyclone ki dem nangoo taxaw ci digg bi kooku ñaare cyclone bi maanaam càllameer gi du ko yóbbaale du ko yàq mais ki càllameer gi di yàq boo ko seetloo mooy ki nga xamante ne moom daa bëgg a day bëgg a féete ci extrémité moom nanguwut a takk ci dara boobu càllameer bu ko fekkee da koy yanu yóbbu ko daal dóor ko moom fu mu ko dóor nag selon chance am la bu ko dóoree ci miir bi boobu mooy tut dina kawute mën na ko sànni ay kilomètres ci ginnaaw mën na ko def leen et cetera mais ki dem nekk ci digg bi kooku ñaare mooy ki nga xam ne moo ciy mucc maanaam mooy dafa nangoo affronter affaire yi dafa nangoo jàmmarloo mbir yi voilà léeg-léeg nag suñu maanaam réew yi sous-développé bokk na ci seen problème yu rëy yi bokk na ci mooy jàpp nañ ne ñoom problème yi ñu nekkee dafa am ñeneen ñu leen ko teg rek et puis jeex na maanaam
maanaam nanguwuñu jël mbir mi comme ni fas yi ñu fas yooyu ñu buñ leen yóbbee ci toolu xare ni ñuy def ñoom nanguwuñ ko borom subhaanahu wa ta'aala teg leen noonu ne leen ne xool leen fas yi ni ñu mel ak ni ñu déggalee ñi leen war xool lan niñ mel yow yàlla nag moom la déggal nga door ko déggal nga war a li mu la wax nga sawar ci nekk fas wi waroon a saware ni maanaam mu jox la exemple fas woowa yaa borom subhaanahu wa ta'aala ni mu yéemi maanaam dafa jël fas mu joxe ko exemple mais nee na doomu aadama moom melut noonu innal insaana li rabbihi lakanuud doomu aadama moom daa lànkal boromam maanaam mooy in hum illa kal an'aami bal hum adallu sabiila ulaa'ika humul ghaafiluun gis nga maanaam loolu mooy beneen gis nga aaya boobu ñoo njaay àll yi ñoo yem borom bi ne déedéet ñoom sax ñoo gën a garaaw njaay àll yi ñoo yées bal hum adallu ñoo gën a sànku njaay àll yi parce que nit bu fekkente ne moom ak dafa dem ba nga xamante ne moom ak animaux yi ñoo yem li muy soxla moom la animaux yi di soxla li mu bëgg moom la animaux yi di bëgg ambition yi mu am mooy exactement yi animaux yi am mais mook animaux yi ñoo yem et que boo fekkente ne da ngay doyloo rek loolu maanaam doyloo rek mel ni animaux yi loolu mooy amul benn njariñ amul benn avantage amul benn dara loo xamante ne daal xeetu bëgg jëm kanam la te nit ki nag li gën a màgg te moom mooy concentré développement yi ñuy wax yépp ci xel ci xalaatin ci gis-gis ci xam-xam ci am-am ci sañ-sañ ci doole ci gëdd ci daraja lépp mi ngi ak ci sa boroom yow nan nga mel ak moom lépp concentré ko ci benn objectif muy sa boroom subhaanahu wa ta'ala wa innahu ala dhalika la shahid te nit xam na loolu moom seede na ko gis na ko voilà kon ñii nag nga xam ne dañuy sóobu ci yoonu yàlla ñoom meluñu noonu ñoom nan lañ mel ñoom niñ mel mooy dañoo jiital seen borom subhaanahu wa ta'ala jàpp nañ ne alal gi alalu yàlla la amu yàlla la mais nag dinañ ko sàmm dinañ ci doxale lépp loo xamante ne borom bi loolu neex na borom bi tam gërëm bët ko borom subhaanahu wa ta'ala gërëm na ko ñoom ci loolu la ñuy ne ci loolu kese la ñuy ne duñ ne ci leneen ci loolu la ñuy ne duñ ne ci leneen te alal googu du leen tardeel du leen teree jaamu yàlla du leen tax ñuy salfaañi xàqi jàmbur ba pare duñ ko dajale rek ngir bëgg a dajale kese ngir am ko kese di ci bànneexu rek ci gis ko nii ak di ko compter déedéet ba pare dañ ciy bëgg lu gën a jëmale adduna bi kanam lu gën a jëmale nit ñi kanam loolu mooy nekk seen objectif ci alal te loolu mooy teggin yi nga xamante ne képp kuy sàkku alal teggin yooyu war ngaa sàmmante moom képp kuy wut alal te yàlla rek tax nga def ko jaamu yàlla tamit soo ko mënul def moom en soi jaamu yàlla kese mais objectif yi intermédiaires yi nga def ko leen nga fixer leen ba pare nga jël yooyu def leen jaamu yàlla maanaam tey comme nga ni damay wut alal ngir dundal sama njaboot mais dundal njaboot gi dafa koy def ngir jaamoo ko borom damay wut alal ngir dimbali samay mbokk boobu ma def ko ngir jaamoo ko yàlla damay wut alal ngir joxe mën a joxe asaka joxe bëgg fas naa yéene bokk ci ñuy joxe et que wut asaka googu nag dama koy def ngir jaamoo ko yàlla et cetera maanaam toppe ko noonu damay wut alal ngir mën a nekk ci circonstance condition yu baax condition yooyu nag ngir may mën a sant borom subhanahu wa ta'ala sant bu sincère te dëggu waaw nga xam ne bu ma nee alhamdulilah moom alhamdulilah boobu ci xol bi lay génnee dëgg et cetera alors damay wut alal ngir
ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci diine li nga xam ne moom mooy doxal diine ji moom mën cee jàpp bokk ci ñi ciy jàpp dëgg maanaam bañ a bokk rek ci ñi nga xamante ne dañuy ñëw pour bénéficier wu maanaam damay ñëw pour consommer kese déedéet ma bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dundal mbir mi ñooy tax mbir mi taxaw loolu moo ñuy yóbbu ci beneen njariñ bi gën a mag bi nekk ci aaya bi mooy yoonal gi borom subhaanahu wa ta'aala yoonal asaka et que asaka ku mel ne al imam Ibn Hibbaan rahimahullah dafa jàpp ne ñu ngi ko yoonalee Makka ndax aaya yi nga xam ne moom mooy aaya masalan aaya bi ak aaya bi nekk suuratul An'aam yu yëpp ay aaya la yoo xam ne borom na wa aatu haqqahu yawma hasaadihi yooyu yëpp ay aaya la yoo xamante ne Makka lañu wàcce naka noonu azaka amoon na ci ñu njëkk ne voilà comme wa awhaynaa ilayhim fi'lal xayraat wa iqaamis salaat wa iitaa'iz zakaat wa kaanu lanaa aabidiin comme ni ko Alxuraan waxe yeneen yi njëkk mu tudd leen ba pare daal ne dañ leen a wax yu woon jëf yu baax ak taxawal julli ak di joxe azaka kon bu fekkente ne julli tamit amoon na laataa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xew-xew Isra wal Mi'raj bi di am et que dañ daan julli comme maam Ibrahima alayhi salaam nañ daan jullee et que jeexitalu julli yooyu xamoon nañ ko ba Makka ñi ngi ko daan def wala ñenn ñi ci ñoom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ta'aala digaloon ko moo tax aay yi njëkk yi da ngay gis ay julli da ciy am digle aay yi njëkk a wàcc da ngay gis ay tax ay digle julli am na ci laataa même li nga xamante ne moom mooy Isra wal Mi'raj di am te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit daan na jàpp laata Isra wal Mi'raj di am Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na jàpp tamit te ñu njëkk ña tamit daan nañ jàpp daan nañ julli loolu tamit amoon na li nga xam ne moom la xeet wi jagoo nag surtout bu dee ci buntu jàpp masalan moom mooy le fait que mu nekk mandarga ci ñoom maanaam cëri njàpp gi di nekk leer ci ñoom mandarga yawmal qiyaamati comme ni ko hadith bi waxe inna ummati yud'awna yawmal qiyaamati ghurran muhajjalina min athari wudu hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu bu nekk ci ñaari sahih yi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne sama xeet wi dinañ leen woo yawmal qiyaamati maanaam dinañ dikk yawmal qiyaamati ci beneen riwaaya tuuna yawmal qiyaamati ñu nekk ñoo xamante ne aji pell ci xar kanam lañ wala ñu weex tàll naka noonu cër yi maanaam cër yi njàpp yi mooy loxo yeeg tànk yi tamit dañuy weex leer ngir jeexitalu jàpp gi kon loolu moom mooy li ci particulier mais sinon jàpp ci jëmmi boppam amoon na ak amaan na yeneen yi ngëneel yoo xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koy tudd ci wàllu jàpp kon yooyu amoon nañ azaka tamit maanaam koor tam amoon na comme kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum comme ni nga xam ne ñu jiitu tamit daan nañ ko wax léegi azaka tamit amoon na azaka tamit période Makka wàccoon na xaqiqatan amaan na loolu mooy li ci gën a wér mais que li nga xamante ne moom moo amutoon moom mooy précision wu maanaam di tegtale maanaam kan ak kan exactement nag lañ ko war a jox ak nan lañ koy génnee dans les moindres détails maanaam ci bu ñu jëlee mbir yi ci anam gi mu gën a leere ñan lañ koy jox et cetera ak naka lañ koy joxee ci bu ñu xaymaa alal yi ak koom gi naka lay amee loolu moom mooy li nga xam ne moo ñëw Madina loolu mooy li xewee Madina mais bu dee ci globalité bi noonu rek mais ñi aajowoo ñi soxla dañ leen di jox te loolu ñu leen di jox day tudd asaka ba pare conditions yi ñu ci war a teg yu bari xëy na amu ci woon loolu moom dafa nekkoon loo xamante ne Makka amoon na beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy kon azaka bi nga xamante ne moom lay tekki ci az-zakatu ci làkku arab moom day tekki as-salaahu mooy ak mbaax maanaam comme fa
amma al-ghulaamu fa kaana abawaahu mu'minayni fa khashiynaa an wa amma al-ghulaamu fa kaana abawaahu mu'minayni fa khashiynaa an yurhiqahumaa tughyaana wa kufran fa aradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa khayran minhu zakaatan wa aqraba rahmaa kon fa aradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa khayran minhu zakaatan kon mooy xale bi nga xamante ne moom la Seydina Xadir alayhi salaam rendi woon moom la rayoon ba yent yàlla Musaa alayhi salaam di naqarlu lool mbir mi ne ko laqad ji'ta shay'an nukra dëgg indi nga lu bona lu doy waar nga def bi mu koy expliquer lu tax daf ni ko ñooñu moom dafa am ay wayjur yoo xam te ne way gëm la dañoo gëm yàlla te xale bi fitna la nar a nekk ci ñoom borom subhaanahu wa ta'ala maanaam mu ne ñun ñu namm soppil ko maanaam remplacer ko xale bi mu nekk ko maanaam ñu indi leen ñu weccee ko leen koo xamante ne ko xayran min moo ko gën zakatan ci sellate kon mooy ak sellate naka noonu comme nan qad aflaha man tazakka maanaam dëgg-dëgg taxe rek nga xamante ne sellal na boppam day teg tamit annama mooy ak ndolli ndax ki nga xamante ne moom mooy joxe azaka comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe yuriduna wajha Allah fa ulaa'ika humul mud'ifun ñi nga xamante ne dañ cee namm jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy ci littéralement xar kanam borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne ñooñu dañ leen di fulandil seen alal bi mooy day doon lekk ndax azaka maanaam az-zakat mooy annama d'ailleurs alal judul fulandiku ci cosaan maanaam dañ ko natt maanaam azaka dañ ko natt ci alal joo xamante ne ci cosaan day fulandiku maanaam moo xam day fulandiku ci jëmmi boppam wala boog possibilité mu fulandiku daf fee nekk beneen bi ci des mooy azaka dañ ko yu wër ay tur yu bari am na day tekki maanaam ci alquran infaq borom santal day jëfandikoo baatu infaq muy di jël alal di ko dépenser maanaam di ko dugal ci yoon wu baax ngir comme niñ ko gisoon mooy comme pont naaf wala kii mu tudd canal naafiqa tunnel gis nga bu baax yoon bu baax ñu encadré ko dugal ko mu jaar foofu mooy infaq dañ ko da koy tuddee di ko tuddee xaq comme niñ ko gisee wa aatu haqqahu yawma hasadi wa aati zal qurba haqqa ak fii nii tamit ci waxu comme niñ ko gisee woon lu bari ci borom koo xam ne rahmatullahi alayhi ñi jàpp ne ba xaq fii azaka ji moo tax muy wax muy haqqun ma'lum kon borom subhanahu wa ta'ala day jëfandikoo baatu xaq maanaam ci azaka léegi moom mooy lan ci sharia maanaam sharia bu ñu waxee azaka lan lay teg ci istilaahu ci terminologie wu borom koo xam ne rahmatullahi alayhi fuqaha yi mooy tamlikul maalin li mustahaqihi bi sharaa'itin maxsuusa loolu mooy définition bi nga xamante ne amaan na mooy bi gën a matale mooy bi gën a yaatu te gën a leer mooy tamliku maalin mooy moomale alal li mustahaqihi ñeel ko yelloo mooy kon da ngay jël alal gi nga moomale ko léegi yow moomatu ko da nga koy jox ki ko moom maanaam moomale ko te kooku noonu il faut que mu nekk mu remplir beneen condition mooy li mustahaqihi il faut que mu yelloo ko loolu alquran li tudd na ko leeral na ko dinañ ko leeral tamit incha allah ñan lañ koy jox ak maalin ban alal la war a doon loolu tamit dinañ ko leeral du yëpp alal yëpp mais bi sharaa'itin maxsuusa ci ay charte yoo xam te ne yu jagoo la mooy ay charte yu précis alal yi ñu waroon a gi yi ñu génnee azaka moom jotoon nañ ko leeral sax ci jotaay yi weesu mais ñu fàttali ko rek mooy li ñuy tuddee an-nuqud mooy li nga xam ne mooy wurus ak xaalis ak lépp lu yor seen maanaam comme ñu koy jariñoo comme ay euro dollar CFA dalasi et cetera ouguiya dirham et cetera ñaareel bi ci des moom mooy az-zuru' wa thimar dañ koy tamit al-hubub wa thimar mooy liy génnee ci mbay
ak meññeef yi ñetteel bi ci des mooy al-ma'adin maanaam war rikaas al-ma'adin war rikaas mooy mbell yi ak li nga xamante ne mbell yi mooy miin yi ak muy kon yi ñuy boo demee voilà mooy yi nga xamante ne dañuy dugg ci miin yi pour mën ko génne ak li nga xam ne moom mooy rikaas mooy trésor yi nga xam ne dañ koy fekk ci jamono jaahiliya loolu mooy ñetteel bi ñeenteel bi moom mooy bahimatul an'am dañuy wax tamit al xayawaan muy bahimatul an'am mooy jur gi maanaam jur gi beneen bi ci des mooy urudu tijaara maanaam mooy li nga xamante ne dañ koy jaay di ko jënd ñuy jaay ak di ko jënd yii ci la ñuy génnee azaka globalement yii mooy yi nga xam ne borom ko xam ne rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci ne dinañ ci génne azaka nag li nga xamante ne dañ koy jàngatee ci suñu aaya bi mooy ne du alal yëpp la ñuy génne azaka du ci alal yëpp la ñuy génne azaka mooy lu ne fii amwaalihim haqqun maanaam nekk na ci seen alal bi maanaam kon bu lépp mais benn partie muy haqqun ab cër kon benn xaaj la benn cër mu bokk tam ba tey ci li ñuy jàngee suñu aaya bi ci buntu boobu mooy le fait que mu ne wo fii amwaalihim nekk na ci seen alal ñoom day tegtale ci anam gu leer ci ne alal bi fokk nga moom ko maanaam kon ki nga xamante ne moomul alal loolu charte yi bokk na ci mooy nga moom ko lu ñu tuddee milkiyatun mutlaqa comme ni ko Hanafi yi di waxe bu dee yeneen borom ko ñaare baat bi ñu jëfandikoo mooy milkun taam maanaam mooy nga moomeel koo xamante ne moomeel gu mat la ci kaw loolu ci njàngat boobu ñu jàngatee loolu ci suñu aaya bi ci charte yi nga xam ne moom la ñuy génnee azaka dañ ci xamee leneen li nga xamante ne moom mooy mbir yi masala bu njëkk bi mooy li nga xamante ne alal la goo xam ne maalun am la maanaam alal gu matale la maanaam wala boog li amati naas mooy ñeel maanaam mboolem nit ñi comme tey par exemple li nga xamante ne dëkk bi la maanaam ñu naan dëkk bi ci réew mi laa dëkk ci laa bokk kenn ëppale wu ma fi masalan daan ne bu ñu xayma woon léegi comme joxe azaka jot na te azaka daf maa war léegi damay xayma PIB bi wala PNB bi ah produit national brut bi wala produit intérieur brut bi ma xool nan la toll maanaam bu ma xoolee tamit tël yi ma xool tabax yi et cetera di gouvernement bi moom yëpp maanaam ñu xool lépp li nga xam ne ñëpp ko bokk rek bu ko defee man natt ne nangam la war a doon comme que man azaka daf maa war ma xaaj mbir mi ci nombre de population bi maanaam population bi nan lañ toll rek ma daal di ma xool kon lan moo ma war ci ma génne ko azaka mbir mi du demee noonu loolu kenn du ci génne azaka maanaam azaka kenn du ko génne ci li nga xamante ne ñëpp ko bokk lu ñëpp bokk kenn du ci génne azaka allahumma ba mu des bu fekkente ne waqf la loolu borom ko xam yu rahmatullahi alayhi wuti nañ ci mooy tey benn waaye daal di ñëw daan ne sama alal gii dama ko jël teg ko ngir par exemple njirim bi wala sama alal gii dama ko jël teg ko fi ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy doomi seen diw wala doomi diw sàngam wala sama alal gii dama ko jël ngir jagleel ko képp ku sant nangam wala yu mel noonu loolu nit ki su ko defee bu boobaa borom ko xam ne rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xam ne ñooy fuqaha hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam dañuy tënk nag ñoom dañoo jàpp ne loolu kenn du ci génne azaka parce que lu tax parce que nekkul milkiyatun mutlaqa maanaam nekkul loo xamante ne luñ doyal la lu xamante ne ñëpp ko am ñi nga xamante ne ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu ne loolu même bu fekkente ne li ghayr mu'ayyanin lañ maanaam ñoo xamante ne xamuñu leen sax ñoom ñooñu sax dañuy génne azaka ci loolu ñu ne lu tax ñaa parce que azaka haqqul mal la comme ni ko aaya bi waxee fii amwaalihim haqqun ma'lum maanaam nekk na ci seen alal gi àq boo xamante ne bu ñu xam la muy kon cër boo xam ne bu ñu xam la te azaka kon loolu la maadaama ne xam nañu ne waqf bi mi ngi nii alal jaa ngi nii mi ngi nii ñu mën koo ràññee mën a xam ne lii la alal jooju dañ ciy génnee azaka su fekkente ne
dafa am ñoo xam ne ñu précis lañ maanaam ñoo xamante ne mbooloo bu ñu mën a tënk la boo xam ne ñoom ñoo ko moom ci kaw loolu kon loolu bu boobaa ñu ne alal jaa ngi fii bu saa yu xawlu bi ñëwee maanaam saa yu at bi dellu si dañ ci génne azaka ñi nga xam ne ñooy fuqaha u Shafi'i Hanabila rahmatullah ñoom dañoo def teqantal ci mbir mi ñoom dañ ne dañuy xool bu fekkente ne loolu du ñu xam maanaam nombre bu précis comme tey bu ñu nee ñi ñàkk bu ñu nee par exemple njirim yi bu ñu nee par exemple étudiants yi wala yu mel noonu loolu dañ ci génne azaka bu duggee ci domaine duñ ci génne azaka bu duggee ci domaine boobu ci alal yi nga xam ne dañ ci war a génne azaka mais su fekkente ne nag tey loo xamante ne la xam nañu ñi ko moom par exemple ñu ne doomi seen diw yi maanaam par exemple loolu précis nañ leer nañ comprendre buñ ne taalibe yi nekk ci daara ji maanaam ñooñu tamit ñu précis lañ ñu xam lañ bu boobaa ñooñu dañ ci génne dañ ci mën a génne asaka mais liñ ci namoon mooy ne globalement asaka kenn du ko génne ci alal boo xamante ne bu ñëpp bokk la beneen mbir bi nga xamante ne par contre dina ñëw ci maanaaw bu fekkee sharika dafa am wala xulfa dañ koy wax voilà maanaam sharika mooy nit ñi dañoo associé ngir teg benn entreprise yooyu loolu ni ñu ciy génnee azaka ak li nga xam ne mooy xulfa dinañ wax nan lañ ci génnee azaka mais globalement borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit foofu d'accord maanaam dafa am maanaam ñetti wax yu ci am globalement su fekkente ne tey man damaa bokk ak kenn associé ak keneen déjà bu muy génne azaka dama koy génne selon man part bi ma am mooy sama kii bi du capitaux yi du kii bi mais alaa kulli haal cër bi ma ci am voilà action voilà samay action kon sama action yoo xam ne moom laa yor ci entreprise bi man ci laay génne azaka mais du ci charte yëpp du ci condition yëpp il faut que d'abord mu matal yeneen conditions yi maanaam li ñu bëgg a wax rek fii mooy dañuy concentré wu rek ci alal ji la fekk nga moom ko donc loolu ngay xool ndax danga ci génne azaka waaw wala déet mais loolu moom mooy yow yaa koy xool maanaam sax mais selon part bi nga ci am mooy kon action yi nga am ci entreprise bi léegi su fekkente ne dafa am mais nag loolu mooy su fekkente ne mbir mi maanaam mooy action yi maanaam ci entreprise bi ak entreprise bi lu mu mën a doon lu entreprise bi mën a doon ki nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu day am jeexital maanaam xulta bi maanaam le fait que ma jël sama alal dugal ko ci entreprise bi loolu daa iman day am jeexital wala bokk maanaam plutôt du am jeexital maanaam du am jeexital mooy lan mooy laa asir mooy lan mooy ne duñu ne comme que ñoom entreprise bi yëpp la dañuy génne asaka entreprise bi déedéet maanaam yow rek yaay génne asaka ci selon yow part bi nga am ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah ñoom contraire bi lañ wax ñoom dañ ni moom alxultatu asir maanaam bokk gi day am jeexital mooy faw dañ koy génneel asaka mais asaka bi entreprise bi lañ koy génneel maanaam kon ñu gis ne Hanafi rahmatullah ñoom dañuy jàpp ne yow en tant que actionnaire yaay génne asaka ñeneen ñi jàpp ne non yow maanaam yéen ñëpp en tant que entreprise yéenay génne asaka mais Maliki ak Hanabila rahmatullah ñoom ñoo nekk ci digg bi ñoom dañu ne dañuy xool su fekkente ne dañoo bokk ci maanaam entreprise bi maanaam leneen la alal la boo xam te ne bépp xeetu alal la bu mu mën a doon yow sa part bi génne azaka mais ba mu des su dee bahimatul an'am la su dee bahimatul an'am la mooy jur gi maanaam jur gu ñuy sàmm la entreprise bi maanaam mu nekk élevage par exemple élevage mais élevage yi ñuy wax fii nag mooy nga yor ay nag wala nga yor ay xar wala nga yor ay gëléem moo tax ñuy wax mais jubluwuñ ci élevage bi nga xamante ne da ngeen di koy def pour di maanaam di jaay et que voilà ki di jaay boobaa waxoon nañ ne dañ leen di génneel beneen alal lañ leen di beneen condition la laaj maanaam loolu ci urudu tijaara yi dañ koy génne maanaam mooy ci kii jaay jënd boobaa day daal di dugg ci circonstance bu njëkk bi maanaam moom mooy kon bu dee élevage la maanaam ni ñu yor ay xar wala yor ay nag wala yor ay bëy wala yor ay gëléem bu boobaa ñun dinañ leen génneel asaka ni ñu leen di génneel mu ne mais bu boobaa entreprise bi moom mooy génne asaka comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne laa tajtami'u bayna
laa tujtama'u bayna mutafarriqayni wala tufarraqu bayna mujtami'ayni maxaafata zakat wala bokk ci beneen riwaaya xashyatu sadaqa maanaam du te xadis la bu nekk ñaari saxeex yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne du ñu boole diggante ñaari mbir yu tàqalikoo wala ñu boole ñaari mbir yu daje maanaam wala ñu tàqale ñaari mbir yu daje ngir ragal génne azaka maanaam mooy ma yor par exemple ñeent fukki xar mu leer ma ne ñeent fukki xar yii su ma ko fi bàyyee dinañ ma génneel azaka maanaam ndax dinaa génne azaka léegi parce que loolu la maanaam il faut nga am ñeent fukk bu dee xar la pour nga mën a génne azaka mani naa ko jël associé ko ak keneen bu ko defee loolu association bi doon na dagal mais su fekkee dama ko def ngir ne su ma ko defee azaka ji ci lay gën a woyofee ci man maanaam ngir dajale leen bu boobaa loolu day nekk lu xaraam naka noonu contraire bi moom mooy ma yor samay xar yoo xamante ne dama ko yóbbu ci benn pâturage fu ñuy naanee wëgg et cetera tout ça bu yóbbu leen fa ñu dajaloo ñu nekk ay junni mais mu leer ma ni buñ bëggee génne wala boog ñu nekk benn nombre bu précédent mu leer ma ni tey buñ bëggee génne azaka man daf may désavantage parce que bu boobaa sama ñaari xar la ñuy nar yóbbaale ci azaka gi waaw bu boobaa au lieu may joxe benn xar kese ma daan leen di tàqale loolu tamit dafa xaraam maanaam te comme Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci circonstances yi la ko waxee ci condition bii la ko waxee woon loolu boobaa tamit day tax duñ ko génne azaka alal ji tamit su fekkente ne bi ñuy génne azaka ci maanaam ñu rester ba tey ci cadre entreprise mooy nit koo xamante ne tey dafa yore entreprise yu bari maanaam xëy na multinationale la yor wala en tout cas ay entreprises yu bari la wala mu nekk actionnaire maanaam mu yor ay action ci entreprise yu bari yu wuute léegi kooku ni muy def moom mooy su bëggee génne azakam mooy day dajale alal yëpp moom yëpp lay boole maanaam tey par exemple su fekkente ne dama yor alal yoo xamante ne dafa nekk Ndakaaru beneen alal bi nekk Miami wala Cincinnati beneen alal bi nekk Paris beneen alal bi nekk Abu Dhabi et cetera bu boobaa beneen alal bi nekk Lyon wala même bu fi nekkul man su may génne azaka comme maanaam dama leen di génne ñoom ñëpp mais ci dëkk bi ma ne maanaam ci Lyon bi ma ne maanaam ci rayon wu tukki maanaam bu ma doon tukki fi ma mën a wàññi samay julli maanaam ci rayon boobu laay génne azaka bi parce que azaka tam noonu lañ koy génnee comme dinañ ci ñëw insha allahu taala ci ñi ko yelloo kon bu boobaa man may génne azaka mais pas alal ji maanaam kon alal ji day génne azaka dama koy génne azaka mais fi ma ne léegi su fekkente ne tamit sauf que maanaam loolu mooy loolu borom xam d'accord nañ ci su dee alal ji bokkul ak jur gi mais bu dee alal gi ci ay jur la nag maanaam ma yor ay nag maanaam wala ci dëkk bu nekk comme comme niñ jot a tudd nii ci alal ji bu boobaa nag loolu dañ leen di génneel azaka de la même manière maanaam mooy man maay génn azaka ñëpp boole leen loolu xam nga loolu mooy waxu jumhuru ulama d'ailleurs mooy waxu ñëpp sax mais ci circonstance bi ñuy wuutee mooy su dee benn bu ci nekk matul nisab maanaam benn bu ci nekk matul nisab mooy seuil imposable maanaam mooy fi nga xamante ne loolu fekk sama alal yëggu fa maanaam kenn mënu duma wax ni da ngaa war a génne azaka loolu mooy nisab dinañ ci ñëw insha allah ci wàllu nisab yi mais su fekkente ne sama jur gi fenn fu ci nekk am dama leen a tasaare mais fa ñu ne ñoom ñëpp bokkuñu maanaam benn bu ci nekk matul nisab su ma leen boole nag dina ko mat mais su ma leen fenn fu ne moom la ma fa teg am naa ñaari xar fu ne que géttu bàyyi diw ma am fa ñeenti xar feneen et cetera mais moo leen boolee matul ñeent fukki xar masala mat ëpp na ñeent fukki xar bu boobaa nan lay def ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiye yi rahmatullah alayhi ki xanaabila yi plutôt rahmatullah alayhi imam Ahmad ibn Hanbal moom moo wax loo xam ne al imam al hafiz ibn Munzir rahimahullah daf ne man xawma keneen ku ko wax ci borom mooy dane loolu kenn du ko génneel azaka parce que kenn ku ci nekk ngay génneel azaka alors que yeneen borom ko rahmatullah dañu am kay situation boobu dañ leen di génneel azaka kon alal ji nga xamante ne lii ñu tudd nii mooy alal ji nga xamante ne kon maanaam moo aju ci entreprise yi globalement entreprise yi nii lañ leen di génnelee azaka am na nag ay mbir yoo xamante ne dinañ ko préciser ci alal bi mooy ne il faut que alal googu pour ñu mën koo génneel azaka ñu bàyyi ko xel quoi ci entreprise wala ci lu mën a moo xam entreprise individuelle la comme auto entrepreneur nit ki benn moom rek la wala entreprise boo xamante ne nit ñi dañ koo bokk bu ma ci bëggee génne azaka
il faut que mu bàyyi xel lenn mooy kenn du génnee azaka ci alal maanaam parce que fii amwaalihim la borom bi wax subhaanahu wa ta'aala mais alal gi ñuy wax nekk na ci seen biir alal gi ñuy wax xam nga waxoon nañ ne bi ñuy tàqale alal nee nañ amoon na alal goo ñu bu ñu tuddee xënya mooy lu ñuy denc loo xam ne dañ koy jëfandikoo dañ koo soxla maanaam dans la vie de tous les jours usage personnel mu am alal ji nga xamante ne loolu maalu naamin la mooy alal ji fulandiku mooy ji yokk ci loolu la ñuy génnee azaka ci bi yokk la ñuy génnee azaka maanaam mooy lan mooy tey su ma yoree entreprise ma tabax ay locaux locaux yooyu alal gi maanaam bu may inventaire entreprise bi du ma ko ci boole du ma ko boole ci liy génne azaka par exemple chaise yi ma ñëw teg pour clients yi bu ñu ñëwee toog ci et cetera wala yi nga xamante ne moom laa par exemple bu dee damay jaay yàpp par exemple machine yi wala paaka yi kuddu yi et cetera wala bu dee tailleur la par exemple machine u ñawukaay bi wala yooyu yëpp du ma ci génnee azaka li may génnee azaka wala bu dee baykat la par exemple sama fas yi du ma ci génne azaka fas yi may bayee wala tracteurs yi machines yi yooyu du ma ci génne azaka gopp yi du ma ci génne azaka bu dee par exemple damay maanaam lépp loo xam ne daal dama koy utiliser dama koy jëfandikoo ngir ne entreprise bi ci boppam moo ko soxla ngir mu mën a dox loolu su may def samay inventaire du ma ko génne azaka même bu ma yoroon sama boutique ci urudu tijaara di war a def inventaire li may jaay maanaam par exemple loolu may teg ci kanam nii bu ko defee kii client bi may am distance sama diggante ak moom wala ak yu mel grillage yi may def ak yeneen yooyu yëpp bu ma ko jëlee def ko loolu fu muy génne azaka du ma ko compter waale voilà fi nga xamante ne maanaam yeneen yi nga xamante ne yëpp moom laay jëfandikoo loolu du ma ko génne azaka xamal laay génne azaka lenn kese laay génne azaka lenn mooy li may jaay ak loo xamante ne bu may jaay faw danaa ko jaayaale tey par exemple bu fekkente ne damay jaay ay biscuit ma jënd ay paquetu stock ay stocku paquet mooy ngir packaging bi wala ay carton ay paquet ay stocku maanaam angaaru carton loolu dama koy génneel azaka xam nga lu tax parce que su may jaay dama koy joxe waale dama koy jaayaale daa bokk ci li may jaayaale comprendre nga loolu dama koy génne waale azaka mais li nga xamante ne comme par exemple kii ñëw wuñ gi mu denc stock da koy génne waale azaka xam nga lu tax parce que moom wuñ gi suy joxe ñaw bi da koy joxe waale voilà wala fi muy dugal paquet bi wala yooyu gis naa gars yi di ci def ay paquet yu rafet bu ñuy joxe jaay ñaw masha Allah yooyu par exemple buñ ko stocké buy génne azaka da koy génne waale azaka et cetera maanaam kon yooyu nga xamante ne bu may jaay faaw dama koy jaayaale dama koy génne azaka mais li nga xamante ne matériel la pour liggéey bi wala boog ngir mën koo jëfandikoo loolu dama ko génne azaka tey par exemple même bu doon tey par exemple man damay jaay biscuit mais mu am stock biscuit moo xamante ne moom dama koo teg ne ngir sama waa kër ñooñu loolu du ma ci génne azaka comprendre voilà loolu kon ñu yam foofu insha allah ba jotaay bii di ñëw ñu yeggale ci yi nga xamante ne alal ji la ba tey condition yi nga xamante ne moom lañ leen di génnee lee azaka ci alal maanaam ak yan condition la war a dajale moom moo war a daje ci nit ki ngir mu mën a génne azaka insha allah kon ñoom foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها
نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون